leen gërëm bu baax mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias seen émission Libidoor ñu yegg si waat ci di leen gërëm bu baax ni ngeen di àndee ak ñun weer bu nekk ngir ñu jukkil leen li nga xamante ni moom mooy ay questions liées au genre xam ngeen ne jigéen ñi dañoo am pàcc bu am solo fii ci TFM moo tax nag weer bu nekk ñuy daje rek ngir waxtaan ak yéen ci questions yi intéressé bu baax a baax jigéen ñi. xam ngeen nag ci weeru janvier bi ñu jàll dafa nekkoon weeru élection locale jigéen ñi nag am ci taxawaay bu am solo moo tax tey jii nañoo fas yéene daal di xayma bu baax a baax liggéey bi mais surtout aussi xool yan perspective la jigéen yooyu mën a am ci wàllum politique xool dundin wi mais aussi présenter leen li nga xamante ni moom moo fi guléet Sénégal am fi ay présidente conseil départemental loolu yëpp danañ ko waxtaanee seen émission Libidoor dañ ciy ànd nag tey jii ak invité bu nga xamante ni daanaka kenn dootu ko présenté ti muy kon Marema Touré épouse Thiam bu ñu nee épouse Thiam nag suñu xel day dem ci professeur Iba Der Thiam di ko ñaanal Firdaws moom professeur Iba Der Thiam kon jàpp leen ne Marema Touré moom docteur la en sciences sociales ak sociologie tey nag mbokk yi bu ñuy tàmbali émission Libidoor dañuy rek daal di wane aussi suñu naqar gannaaw ba kenn ci ñun daal di ñàkkee wajuram bu jigéen muy Naata Mbaye nekk chroniqueuse fii ci émission Libidoor yaayam di Jeanne Kouyaté nekk aussi suñu wayjur bu jigéen ndaxte yàgg nañoo tette daal di dëddu àdduna di ko jaal bu baax a baax famille Mbaye bi yëpp di ko jaal famille Kouyaté mais aussi di ko jaal waa Mbour bu baax a baax donc Naata di bokk ak yow bile nakar donc sans plus tarder dañuy rek daal di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal tey ci émission bi laataa ñuy dalal kon suñu gan dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni moom mooy Yacine Bonbon comme ni ma koy faral di waxee Yacine maa ngi lay nuyu di la ziar. Dina maa ngi lay fay di la dellu di la ziar. di wax rek comme ni ñu koy defee saa su ne asalaamaaleykum wa rahmatullah barakaatuhu di nuyu bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di nuyu suñu gan bu tedd bi di soxna Marema Touré di nuyu Marie-Louise di jaal soxna Naata bu baax a baax di ko ñaanal yal na waajuram bu góor xippe àjjanay firdawsi yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndax waajur bu jigéen daanaka dañuy faral di wax soo ko ñàkkee ñàkk nga sa moitié dafay mel ne dafa am luy denc yow waaye nag comme li borom bi di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla la ñu jóge ci moom la ñuy delloo te heure bu suñu mission matee ci kaw suuf de faw ñu wuyu ji ko donc rek li ci des mooy ñaanal ñi ñu jiitu di wax yàlla yeexee ñu te yàlla na yàlla wàcce yërmandeem di wax rek ne tey thème bu am solo la ñu abordé muy li nga xamante ne femme et politique man comme ça su ne damay xool soit l'aspect social wala ma indi li nga xam ne mooy les risques yi nga xam ne mën nañ ko encourir am na élément récit bu am solo bu ma si def xam naa incha allah dinañ ko détaillé ci kanam bu baax a baax di nga ñu retracer li nga xamante ni moom mooy yenn ci ay jaar-jaar kon femme politique wax ñu aussi li nga xamante ni jot nañ ko dund loolu ci kanam lay doon merci beaucoup Yacine Marie-Louise rejoindre nañu kon ci émission Libidoor j'allais dire Déclic mais c'est émission donc Libidoor Marie-Louise di la nuyu aussi di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay Diena di nuyu tous les téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di am mbégte toogaat fii ci émission Libidoor di dalal suñu gan bi soxna Marema Touré une belle dame boo xamante ne c'est un plaisir dajeek moom tey mais tey di Libidoor bi dafa xaw a comme ni nga ko waxee dafa xaw a naqari commencement bi parce que dafa am nouvelle bu tiis boo xam ne dañ koy yëg ci suba muy Naata mu ñàkk waajuram bu jigéen ñu gisoon relation complicité bi am seen diggante nu mu jàppee doomam yi nu ñu complicité bi ñu am mu am naqar boo xamante ne ñun ñëpp le matin dañ koy ressentir dañu forcer pour def ko lu mënul ñàkk dañ koy def dañuy def liggéey bi ñu ngi koy jaale bu baax a baax la famille Mbaye de Mbour ñun waa Mbour lañ xam nañ donc ñu ngi leen di jaale bu baax a baax ci naqar bi nga xamante ne moom la ñuy dund comme ni nga ko waxee ñu ngi génn ci ay élections territoriales femmes yi ñu am ci benn rôle bu important boo xamante ne dañ ko def parce que avant la femme elle était limitée à rassembler tàccoog yooyu mais tey ñu ngi ci instance de décision yi donc les jeunes femmes am na rôle boo xamante ne am nañ ko ci élections territoriales yi tey am na 2 femmes yoo xamante ne rencontré naa leen au cours de l'émission dinañ ci xuus bu baax a baax. incha allah danañ ko xoolaat ci kanam xool aussi seen engagement ci wàllum politique alors ñu dalal
suñu gan Marema Touré moom ñi kon wax madame Libidor épouse Thiam donc depuis ba professeur Iba Der Thiam làkko ba léegi kon gisantewuñu di la ko jaale aussi bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci suñu émission donc Libidor. salaamaaleykum Dieynaba maa ngi nuyu askan bi yépp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di dellu di ñaanal suñu ay waajur ajaratu Roqee Joxaane ak Alaaji Saaliwu Ture di ñaanal nag bu baax a baax Alaaji Iba Der Thiam mi ma yàlla booleeloon te mu jiitu di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ci yàlla la ñu jógee te ci yàlla la ñuy dellu di jaale Alimatu Sadiya ak naata ak seeni càmmiñ di wax ne Jeanne Kouyaté bu juruloon soxna naata sax am na wàll ci Libidor parce que jigéen ju amoon takku la jigéen ju nangoo liggéey la woon lu baax jigéen bu amoon ngor la jigéen ju ñu denk ay fonds la mu defar ko ba ni mu àlla traité te kenn déggul ci Jeanne dara du jàmm ak salaam man nag mu nekk sama xarit maa ngi def Fatiha di def Ixlaas di ko defal fiddaaw di ko ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam di la gërëm itam nag Dieynaba yaag sa xale yu rafet yi nga xam ne ñoom ngeen àndal ci woote wu tey bi parce que bu fekkee da ngay def émission boo xam ne da nga ko jagleel genre thème boo yëkkati day am solo waaye boo yëkkatee thème bi nga xam ne dafa nekk taxawaayu jigéen ci politique da ngay yëkkati thème bi nga xam ne moo ëpp solo parce que question de genre approche genre problématique u genre li ko wutale ak problématique yi nga xam ne daf fi nekkoon avant moom ci lu jëm ci saytu ak xool taxawaayu jigéen ñi ci biir askan bi moo di dafa jël pouvoir teg ko ci digg bi ci lii anglais yi di wax mainstream ndax problématique bu genre dafa wax ne bu fekkee da ngay natt diggante bu nekk ci société lii nga xam ne moom nga koy natte te mu landi mooy pouvoir te yaayu pouvoir yi nag mooy pouvoir politique. pouvoir politique. kon jigéen ñi am pouvoir économique dëgg la ndax pouvoir économique day contribuer ci pouvoir tout court jigéen ñi am pouvoir sociologique ci seen statut dëgg la ndax day contribuer ci le pouvoir tout court mais le pouvoir tout court pouvoiru nas ak nocci pouvoiru def ak dindi mooy pouvoir politique. kon yaakaar naa ni woote nga ay thématiques yu bari waaye woote nga ndeyi thématique yi tey mooy femmes yi ci politique bi te politique boobu bu fekkee ni dafa nekk ci démocratie li nga xam ne moo koy dëggal di ko dundal ba nga xam ne boo ñëwee démocratie sax dañu koy jaawale ak élection loolu mooy li nga xam ne moo ci ëpp solo kon nag effectivement yaakaar naa ni bu fekkente ni saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci élection yi mooy saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci politique bi mooy ne saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci askan bi jërëjëf bi nga ma woowee ci boobu waxtaan. En tout cas on ne pouvait pas mieux donc avoir je pense que di ngeen d'accord ak man Yacine ak Marie-Louise comme invité moom Marema Touré mu ñëw waxtaan ak ñun ci mbirum femme ak politique mais peut-être balaa ñuy commencer donc Marema Touré ñu ñëw ci Libidor parce que émission Libidor dañu ko créer donc ne émission Libidor donc ñu ne Libidor moom mooy or bi nga xamante ni généralement moom la jigéen ñi doon teg ci seen ay musóor catu musóor pour gën a taaral jigéen mais yow ñu gis ne symbole nga ci parce que même début du Libidor sax bëggoon naa la invité pour nga ñëw wax ñu un peu ci ni ñu koy takkee ak symbole bi peut-être avant ñuy xuus peut-être ci émission bi. waaw
jërëjëf itam ci loolu Dieynaba bul fàtte ne man sax cokkaas naa la. ma woo la ba jot la ci téléphone ma ne la Dieynaba yow yaa ngi jël sa émission tudde Libidor te maanaam sax tàgguwuloo borom Libidor ndax man maa ngi tudd Marème ma sant Touré waaye ca sama turandoo soxna Marème ma Touré yal na ko yàlla xare àjjana te suuf sedd ci kawam ba ci man mii Soda Libidor la ñu ñuy woowee ndax li waral Soda Libidor sama turandoo dafa bari woon ay Libidor di nga gis sànq sama mbandali yaay sama yaay mbandal ay Libidor sama turandoo mbandal ay Libidor fekk kenn ku ci nekk def nga caqu Libidor doomam ji mu daan àndal ñu di ko wax Modou Diop Yacine Dumbe bu dajee mooy bàyyi Ngunju Diop ak Dior Sall ak Yelli Buur maa ngi leen di nuyu ak seeni sama doom ji bu sama bàjjen jógee mu ne ko Soda Libidor Marème Dollar ndax sama bàjjen dafa yore woon restaurant américain yi dikk lekk ci restaurant boobu fayee ko ay dollars ma nga dëkkoon dëkk quartier bu ñu naan Paris ci Jaareem li tax quartier boobu tudd Paris mooy maam Cheikh Anta Mbacké moo jëndoon étage ca France étage yu baraak ñu indi ko ba Njaareem teg ko ci ginnaaw raay bi foofu tudd quartier Cheikh Anta Mbacké waaye diggante ba mu dëkkoon Paris la tudd bi ñu joxee sama bàjjen dollar bi mu dem ci maam Cheikh Anta Mbacké mu ne ko lii mooy xaalis ci Amérique mu Diop Yacine Ndoumbe nag daa kantale sama bàjjen Soda Libidor Marème Dollar Libidor dëgg la dinañu ko mbandal waaye Libidor comme son nom l'indique c'est la déformation de louis d'or du parce kon du que lii d'or c'est la déformation de louis d'or d'accord parce que c'est Louis XIV qui a frappé la monnaie de France avec son effigie def boppu Louis XIV ci monnaie bu France ñu wax ne des louis en or donc loolu mooy louis d'or Libidor nag wëlbatiku doon tey comme ni ñuy jënde lingot di côté lingot boo demee bourse de France bourse de Paris wala nga dem ci bourse ba mu mënti doon ndax dëgg la lii ma takk Libidor la mais bii boo ko xooloon tey bopp Krugerrand moo ci nekk parce que yii maa ngi leen jënde Afrique du Sud Afrique du Sud itam dañu frappé seeni monnaie ci bopp Kruger mooy ki nga xam ne moo fondé seen nation waaye muy Libidor muy Krugerrand muy beneen boo demee tey bourse ba dañu la naan ful Libidor bi mooy bu fees bi waaw mi ngi nekk ci diggante 33 grammes wala 34 grammes diggante 33 ak 35 grammes ñu di ko def ci 21 carats lingot nag moom ci 24 carats la ñu koy def muy 99,9 boo demee tey nga xool léegi sa internet nga tàppe dañ la naan lu Libidor tey nangam lay jar ñu di ko coté mu nekk nag valeur refuge lii takkuma jaaro yi dafa nekk xaafu Libidor mooy genn wàllu Libidor d'accord fii ñun ci Sénégal dañ ko daan wax dërëm d'accord mu am tànk am niini lii nag mooy niini mooy Libidor bu ndaw man nag Libidor bu mag laa daan bandaloo ndax sama turandoo yàlla dafa def bi muy laataan a génn àdduna mu ne bu deewee balaa nu koy miraas nañu ci génn Libidor jox ma waaye comme Libidor léegi xam naa ni bu mag bi neexul di promené woo moo tax may promené woo ak nii nii ba léegi Sénégal xam maak nii nii ak Libidor bi Yacine Marie-Louise nii rek laay solo Libidor bi waaw fu sa ma dem njaboot ndax njaboot ji aussi da ngay continuer ak ñoom noonu njaboot ji waaw ndax ñoom bi dañuy takk Libidor ñoom takkaguñu Libidor waaye nag asukan moom léeg-léeg mu ma dal benn Libidor mu waddal benn Libidor léeg-léeg mu ma dal benn Libidor man suñu def émission nag ma war a abal benn waaw man may langal man tamit man léeg-léeg damay mbandal ba mu fees waaye nag comme yàbbuma leen loolu moo tax ma def benn Libidor bi nga xam ne rek moom laay yendoo di ko fanaanoo macha allah Yacine mu nekk lu intéressant ma am lu ma ci jàng macha allah parce que Libidor dañoo foogoon ne fii ci Sénégal mooy takkaay yi jigéen ñi di def mu nekk loo xam ne cosaan la mais en même temps or la mais tey jàng nañ fi nga xam ne fa la soqee ko ak fi mu jóge mu nekk lu am solo mais tey damay wax rek en termes de patrimoine fii ci Sénégal
nan nga jàngate culture bi sur le plan de maam yi ni ñu daan takkaay defee takkaay yi ndax dafa amoon lu mu daan signifier ndax tey lu ñu waroon lawal la ba ñun tey ñuy def lu mel ne libidoor di ko takk wala am suñu ay cérémonie di ko takk fier ci loolu ndax xam signification bi. waaw xam nga kii cosaan day dox mais cosaan ci ni muy doxee dafay itam intégrer dafay itam inclure mën naa wax ne libidoor bu fekkee ne dafa juddoo France itam bokk ci culture France sax moo nekkoon seen monnaie bokk na tey ci suñu culture ndax xam nga Sénégal dafa nekk askan wu xareñ nekk itam askan bu fécond parce que bu xoolee boo xoolee togg yi boo xoolee culture bi Sénégal dafay jël lu mu jëlee ci feneen dugal ko ci biir boppam ci nu mu gën a rafete libidoor effectivement xam nga jigéen ñi ay coiffure yu bari la ñu daan am ndungu xew na fi yoos xew na fi jeere xew na fi lu ne xew na fi waaye mbandali libidoor moom dafa bokk ci li nga xam ne dafa marqué coiffure u Sénégal parce que xam nga culture bu nekk li nga xam ne moom moo koy ràññale ak yeneen culture yi mooy li nga xam ne moom lay won nit ñi li muy won nit ñi nag moo tax takkaay itam dafa am solo parce que gis nga libidoor yi dañ ko def lam waaye am na fi ay temps yi nga xam ne am na lam yi nga xam ne dafa xewoon mënoon naa ko indi rokkas lañ ko daan woowee da nga daan boole ay dërëm wala ay tànk rokkas ko ba mu fees dell nga def ko lam sama turandoo comme ni ma la ko waxee dafa daan def caq libidoor ba ci suuf am naa sama benn mag bi nga xam ne yal na ko yàlla xare àjjana moom itam Fatou Kiné Thiam la tuddoon mooy yaayi Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne nekkoon na fi premier ministre ok dafa daan def ceinture or rakkam soxna Thiam sama ay loolu ñoom mag loolu du lu bees parce que takkaay ci li ñuy wone la di wone jigéen ñi mooy li nga xam ne itam nag mooy wone xarala wu réew mi parce que xam nga takkaay moom tëgg ko tëgg boobu nag nekk ki nga xam ne ku diggu la ci xarala réew mi loolu moo tax ba libidoor yi jamono la li muy exprimer itam lu baree bari la lu yaatoo yaatu la lu xóot a xóot en tout cas loolu mat na émission macha allah comme ni ñu wax rek juumuñu ba ñu ko indee moom Marima Touré pour ñu wax ci mbirum femme ak politique gis ngeen fenêtre bi ñu ubbi pour waxtaanee lu jëm ci libidoor parce que je pense que c'est toujours important de savoir aussi suñu yenn si suñu cosaan fu mu rek daal di jógee en tout cas merci beaucoup donc Marima Touré alors ñu dugg léegi ci vif sujet bi mooy femme et politique xam ngeen ne ci élection yi ñu jàll ci élection locale yi lu toll ci 557 collectivités locales 18 femmes rek ñoom lañ ci élire maire ci jamono ji ñett aussi ñoom ñoo ci nekk présidente donc bu département te Sédhiou ci Koungheul ak ci Tivaouane yaakaar naa ne xayma yi noonu la yow nan nga ko jàngatee waaw xam nga jàngat bi dafa dellu ci lii nga xam ne mooy jigéen bi ni mu diggoo ci askan bi rek ak ni nga xam ne noonu la ñu demee ba ñu safantal ko ci politique bi parce que xam nga 18 femmes maires ci 554 bariwut xam nga ñetti femmes bariwul waaye nag bu fekkee da nga ko bëgg a jàngat da ngay jàngat fa ñu jóge ak fi ñu egsi parce que li muy néew ci lim évolution am na xëcc nag boo ko dee def bu yàggee bu daggut day dikk kon nag mën naa wax ne néew na ci li nga xam ne moom la jigéen ñi représenté ci askan bi waaye nag nekk na tepp parce que avancé na tuuti ndax bu fekkee da nga xool ci 2014 15 femmes moo amoon comme maire ci 554. 554 oui. waaw loolu boo ko xoolee ay 2,69% la woon matul sax 3%. tey boo ko xoolee xëy na 3% rek la soriwul torop mais li ëpp solo mooy ne mi ngi évoluer te itam jigéen ñi amoon nañu gën a tiit
ndax xam nga bi élection locale dafa dëppoog bi nga xamee ne mooy première fois ñu fal maire yi ci suffrage universel. xam nga bu fekkee da nga fal maire yi ci suffrage universel jigóor ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti yi ñoom ñi nga xam ne ñoo contrôler appareil yi ñoom itam ñooy ëpp ci tête de liste majoritaire yi. amoon nañ sax nag ay tête de liste majoritaire parce que bi nga xamee ne moom laa mujj a déglu xayma bi amoon na 114 femmes yi nga xam ne nekkoon na tête de liste majoritaire. te li amaat solo ci biir loolu itam li nga xam ne war nañ ko jàngat mooy ci biir 114 yooyu dafa amoon femmes yi nga xam ne dañu nekkoon ci seen appareil ñu génn ci appareil boobu comme ni ñu ko gisee ci appareil yi ñu génn ci appareil boobu dem woote seen liste. loolu li muy wone je pense noonu la defoon. waaw li muy wone mooy na jigéen ñi ñi ngi gën a am fit ñi ngi gën a dëggal seen bopp ñi ngi gën a taxaw parce que bu fekkee ni fal nañ leen ak bu fekkee ni faluñu leen yépp li nga xam ne moom moo am solo mooy ñoom taxaw nañu ñu jël seeni matukaay. alors nekkuñu jigéen ñi nag ci biir politique bi comme li ma wax dafay nekk tuuti reflet wu nekk ni jigéen ñi ci biir askan bi parce que xam nga stéréotype li nit ñi gëm te di ko waxee te di ko refléter te itam muy wax joo xam ne ci askan bi la jóge jigéen dañ koy jiite jigéen du jiitu jigéen ni xel mi sëggee noonu ni wen yi sëggee noonu la xel mi sëggee loolu lañuy wax jigéen dafa war a topp ci ginnaaw jigéen dafa war a nekk nii loolu sax man mën naa wax ne juddoowu fi daf ñoo dab ndax Sénégal gi ku ko seet di nga xam ne ci ay maam ba ci mamaat jigéen daan na fi am kàddu boo demaan ne kii buur la di nga ne kii mooy lingeer bi nga xam ne mooy ndeyi buur bi wala mooy magi buur bi wala mooy rakki buur bi mooy jigéenu buur bi wala mooy soxna si buur bi boo demaan ci yenn réew defe naa ni li ci gën a nekk figure emblématique mooy waa kër Fatim Yamar Xuriyaay njëmbat ak ndate ñi nga xam ne kenn ku nekk jiite nga wàllu doon barak waaye boo demee ci Bawol gi ma dëkk di nga xam ne ku wax histoire wala ku déglu histoire dégg nga Lat Sukaabe Ngoone Jeey doomam Fatim nga xam ne dañu naan Lat Sukaabe dafa xeex ba bàyyi xeex Lat bu tracé bind leetar ne ko maa ngi ñëw Kajoor ñu ne Lat Sukaabe woo Kajoor Kajoor woo Ngoone Ngoone jëf ak ñoom te loolu fu ma mënoon a xool ci gox fii ci Sénégal ci royauté yi nga xam ne ñoom ñoo constitué Sénégal dinaa ne Ngoone moom mu nekk na fa njëmbat nekk na fa ndate nekk na fa waaye bi ñu demee nag ba nga xam ne tubaab bi nga xam ne moo indi Libidoor dafa indaale itam nag ci biir nootaangeem boobu ay jikko ak jëfin yi nga xam ne dafa xew ci réew mi loolu dellool na jigéen ginnaaw ba pare itam nag société patriarcale mooy société bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa ëmb ci pouvoiru góor te mën a la genre li ko wutaleeg IFD wutale kook approche yu bien-être mooy ne genre dafa ne pouvoir la ñuy war a saytu société boobu dafa nekk itam lu landi loolu nag boo seetee ci jigéen ñeeg économie bi wala nga seet ci fu mu mënti doon loolu mooy li nga xam ne moo lal jigéen ñi itam seen wàll ci politique bi waaye gëm naa ni nag jigéen ñi li nga xam ne moo leen di yeewi ñaar bokk na ci ba ñett mais li ci ëpp solo mooy gëm seen bopp ak dëggal seen bopp te élection yi won nañu ne jigéen ñi ñi ngi gëm seen bopp ñi ngi dëggal seen bopp beneen bi ci am solo mooy ñu légiférer amoon na benn Lacordaire bu daan wax ci Révolution française mu ne entre le fort et le faible c'est le silence qui opprime et c'est la loi qui affranchit kon nañu légiférer bu baax a baax a baax gis ngeen ne Sénégal même bu fekkente ni parité bi bëgg nañ lu ko gën a yàkkali mu dem ba ci fonction yi nga xam ne du fonction élective yëpp itam nekk na benn pas en avant boo xam ne bu am solo la bu diggu la te kuy def fi mu nekk nii di nga def ak loolu defe naa ni loolu itam mooy li nga xam ne yàbbi na
ci élection yi nga xam ne ci lañu génn. de toute façon lu jëm si wàllum parité que yooyu noonu dinañ ko daal di waxtaanee si kanam parce que am na ay collectivités yi nga xamante ni respecté wuñu parité bi. oui Marie-Louise. waaw foog naa moom xaw na campé na le débat. Marema maman baax na lool bañ campé na le débat par rapport au sujet parce que sànq nee nga évolution bi fu ñu jógee ak fi ñu ñëw. gaa jigéen ñi ñu ngi dëggal seen bopp tey ci langue politique bi di am ay postes de responsabilité mais dafa des. ci lan parce que tey jigéen femme chef de parti pratiquement bariwul ay benn ñaar nga ciy gis foog naa pare naa bu mu ko defee dañ ko doon reetaan est-ce qu'il n'est pas temps tey jigéen ñi am seen fitu bopp parce que xel baa ngi fi xam-xam baa ngi fi elles sont derrière foog naa elles font le gros du travail est-ce que jotul tey ñuy am ay femmes chef de parti su ko defee ñoom ñu nekk tête de liste du ñu nekk ginnaaw kenn parce que tey le grand problème mooy loolu tey soo nekkee da nga nekk ginnaaw nit tu es obligé kooku suñuy fal moom la ñuy njëkk a fal avant ngay ñëw voilà tu es toujours second. waaw xam nga ci chiffres yi ñu mujj a jóge ci ministère de l'intérieur dañu ne 332 partis ñoo nekkoon ci Sénégal ñu ne 332 yooyu 18 fukk ak juróom-ñett la ci jigéen déclaré effectivement loolu lu néew a néew la mais comme li may wax xam nga politique bu Sénégal dafa bari lool bu tey laa wax dafa bari lool lu mu doon ne ci France ndax xam nga noot réew yilif réew moom bu def ko sa moomeel du rekk loo xam ne dafay nekk ci politique bi dafay am li nga xam ne da nga koy def ci boppu nit ñi def ko ci ngëmu nit ñi def ko ci taxawinu nit ki dem ba nga xam ne nit ki ci boppam bu fekkente ni dafay xool identité am dafay nim sa identité am loolu moo tax ma gëm ne nooteel gi li mu fi yàq dafa bëri parce que dama la naan réew moo xam ne jigéen da ko daan jiite réew moo xam ne dañu daan wax ne bu jëflante amee ñu ne demal jëflante na jigéen jiitu pour jëflante réew moo xam ne lu ñu daan nas ci penc mi dañu ko daan waxtaane ci urmbal bi wala ñu waxtaane ko ci guddi gi ndax dégg nga ku nekk dégg nga fii ci Afrique ñu di wax danaa la lii nga xam ne moom la sikkim bi wax ci penc mi ak ci pey bi boo bëggee xam lu mu doon da ngay doxantu ba ca teen ba nga laaj ko létt yi loolu lu sore parce que xam nga du fekkee ni da ngay xool pouvoir da ngay xool réseau de pouvoir mais mënuloo comprendre réseau de pouvoir bu fekkee ni comprendre loo réseau d'influence pouvoir ak influence dañu ànd def nii mais xam nga réew moom bu fekkente ni dafa dem tey ba ñu naan ñetti téeméeri parti ak fanweer ak ñaar fukk ak juróom-ñett la ki jigéen jiite da ngay xool fan la recul jóge effectivement ànd naa ci bu baax a baax ne jigéen ñi war nañu gën a dëggal seen bopp waaye jigéen ñi ni ñu duggee ci politique bi ni ñu egsee ci langu parti politique moderne yi loolu moo tax ba fii mu nekk nii nekkuñu jëmmal seen bopp parce que jigéen ñi ba nga xamee ne parti yi dañu fi nekkoon boo xoolee BDS boo xoolee SFIO boo xoolee ñi nga xam ne ñëpp dañu fee nekkoon yore parti kenn ku nekk sa ay jigéen la dëgëral waaye booba jigéen dafa daan dem ci pays bi Soukeyna Konaré dem jàppale ji Lamine jàppale ji càmmiñam moo tax fan yi dama am débat xam naa dinañ ci dikk ci yeneen temps xam nga y a tout un débat sur la masculinité positive bërki démb bi ma demee nekkee Union africaine semaine dernière mooy bi président Macky Sall dee jot martabaawam pour nekk président Union africaine bi ñu waxee ci biir salle bi ñu ne président wu Congo bi def nañu ko champion pour la masculinité positive mu am ay ree ci salle bi mu am sax ay nit foofu yuy wax naan loolu moom mooy lan ak loolu fu mu jógee man ni de loolu de man Mariama Touré mii sas naa sama bopp ne dinaa jël sama xalima capp ko ci daa wax ne ku wax loolu rek Afrique nga waxal ndax réew a ngi nii moo xam ne muy suñu Sénégal gii càmmiñul jigéen ñi daf fi am solo
boo juddoo ci kër sax dañuy dal di jël sa doomi baay jox la ko nga laxasaay ko nga nekkub jigéen mu nekk sa càmmiñ kon nag bu fekkente ni he for she góor goo xam ne daf fi nekkal jigéen ñi loolu jëggaani wuñu ko seetaani wuñu ko dañoo dëggal suñu bopp kon masculinité positive moomu ci ñun ci la bokk bu baax a baax a baax a baax a baax nekk lu ñu inventé waaw donc mais masculinité positive moomu moo jur itam nag féminité positive parce que jigéen ñi comme dañ leen a wonoon ne parti politique yi lang la ak géew la yoo xam ne yi góor ñi ñoo ko langoo moo tax ñoom dañu daan dem ci biir parti yi pour dëggal seen càmmiñ ni parti yi juddoo moo jur loolu moo tax tey rek la ñuy taxaw di dëggal seen bopp xam naa ni balaa moo yàgg fukk ak juróom-ñett yooyu dina dem ba nekk ay nangami téeméer parce que jigéen ñi ci seen bopp ñu ngi dëggal seen bopp bu baax a baax. on va revenir tout à l'heure ci question yi Marie-Louise. justement même kii bi la de soo bëggee mën naa. waaw même lancé bi la parce qu'on doit lancer aussi l'élément de au-delà ci dëggal seen bopp. am na beneen problème boo xamante ne bëgg naa ci sa avis le problème de moyens. parce que tey jigéen ñi ñu bëri c'est vrai am na ay femmes indépendantes yoo xam ne mënal nañ seen bopp mais am na ñoo xamante ne mënuñu financer politiquement seen parti parce que politique Sénégal dafa laaj xaalis bëgg naa sa avis ci loolu am na ñoo xamante ne mën nañ ko mais politique aussi intéressé wu leen. waaw xam nga bi may wax léegi gàllankoor yi nga xam ne ñooy ndeyi gàllankoor yi jigéen ci biir politique. xaalis bi ci la bokk. waaw mooy ne bu fekkee da ngay xool tam tey sax li mu pauvreté bi. jigéen ñi ñoo gën a pauvre góor ñi waaye loolu lu ñu am def ko ci kër yi mënoon nañ ko gas ba mu gën a xereñ parce que fortune yi nga xam ne dañ koy wax fii ñu naan góor ñi nekk ci politique moom la ñuy wesaare doon na baax lool ñu saytu xaalis yooyu naka la juddoo alal yooyu naka la juddoo nekk nañ fii ci réew moo xam ne accumulation boo xam ne dañu naan famille bii dafa doon alal ci baayam baayam doon ko ci maamam maamam doon ko kon fortune yooyu naka la juddoo parce que géewu politique bi bu ñu bëggee jigéen ñi nekk fa bëgguñu rek ñoom ñu nekk fa parce que ay jigéen lañu dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal ay valeurs dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal éthique dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal li ñu xam sànq bi may jàllee Jeanne maa ngi wax ne jox nañ ko fi alal ju bëri. mu gérer ko gérer bu rafet. fukki maire ak juróom yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci élection locale 2014 yi ba fii ñu toog nii amu ci kenn koo xam ne wax nañ ne jaay nga suuf. Thérèse Faye mu nekk problème. amu ci kenn koo xam ne wax nañ ne këpp nga kees nga daw ak moom. amu ci kenn koo xam ne. wax nañ ne def nga ci biir mairie bi li nga xam ne day nekk weexi cosaan alors am xaalis bi lu am solo la waaye li gën a baax moo ñu tàggat jikko yi ba nit ñi xam ne politique warul a nekk loo xam ne da ngay dikk naan nit ñi xëpp naa leen alal pour ñu woteel ma dafay war a nekk li nga xam ne da ngay dikk ne man maay kii nii laa mel nii laa def te yii valeur laa gàddu nit ñi woteel la loolu nag dama la bëgg a wax ne sànkar si mi ngi nekk ci biir bopp nit ñi sànkar soosu nag ci biir nopp nit ñi foofu lañ ko war a saafara. dafa may fàttali ba ñu invité ki nga xamante ni moom mooy Soham Wardini ba ñu fa benn émission elle a tellement parlé de nu mu doon gérer mairie bu Dakar que ñu ñëpp on était impressionnés de comment moom en tant que jigéen nu mu gérer mairie bi waaw Makumba sonal ko mu fippu donc voilà ci loolu sax dañuy ñëw sax comme on dit sans transition pour xool un peu retracer un peu li nga xamante ni moom mooy dundinu femmes yi nekk ci wàllum politique ñoom seen ay dundu ak li nga xamante moom moo nekkoon seen ay peur loolu dañ ci ànd ak yow Yacine yaakaar naa ni def nga ci benn saytu bi nga xamante ni bu am solo la. def naa ci benn saytu mais le débat est passionnant macha allah. oui très pertinent. buy wax sa doom envie poser ko question. exactement et c'est un débat de fond on le sent macha allah. En fait c'est vrai thèmes yi suñ ko yëkkatee day baax ñu def un diagnostic ci diagnostic yooyu jéem naa retracer un peu l'historique de la femme et la politique un peu partout dans le monde ak lan mooy frein yi nga xam ne tey moo waral ñu naan 300 partis 18 femmes ak lan moo tax ba tey
famille bëriwuñu ñuy créer parti politique wala ci instance de décision yi daanaka duñ leen di gis am na récit bu am solo buñ ci def ñu dem seetaan ko dellu ci suñu plateau. ak politique doon na histoire bu yàgg su fekkee am na tànk kanam yu ñu nemmeeku ci yeneen domaine yu jigéen ñi di exercer wu ci wàllum politique taxu kaa demee noonu bu ñu seetloo fépp ci àdduna bi jigéen ñi daanaka kenn du leen gis fu ñuy jëlee yenn décision yi wala bokk lu néew lañ si te bu ñu xoolee histoire politique li ko taxoon a jóg mooy taxaw sa askan nekk seen kàddu xeex lépp loo xam ni inégalité la wala jaay doole ba bépp mbindeef ñu jox la sa ak yelleef bi wax kon jar na ñu amal taxaw seetlu ci ana lan moo tax jigéen ñi am jafe-jafe ci domaine bi la fii ci Sénégal mën neen tudd ku mel ni Aline Sitoé Diatta reine de Cabrousse nekkoon bañkat doon xeex impôt ak taxe yu tubaab yi bëggoon imposer mu amoon ci taxawaay bu am solo ba nu ko tubaab yi fexeree tuxal Tombouctou ba nu muy ñàkkee bakkanam jàngat yi nag wane na ni am na ay risques yi ci ne li ci mel ni ay xeetu violence yu jigéen ñi di jànkonteel nemmeeku nañ ci violence physique violence psychologique wala sax violence sociale bi ci njëkk di violence physique mi ngi tàmbale ci agression sexuelle harcèlement intimidation ak yi ni mel beneen bi di violence psychologique ay gëstu bàyyeekoo ca union interparlementaire wane na ni lu ëpp 80% ci jigéen yuy politique dañu leen di menacer de mort di leen jéem a sàkku di leen xokkatal wala sax di leen bëgg kidnappé. am na bu ñuy woowee violence sociale maanaam pression bi société bi teg jigéen yi nekk ci politique stigmatisation ak lii di préjugé tax na femme politique yu bari am tànk ginnaaw ci wàllum politique. mu mel ni nag bëri na ay gàllankoor ak i jafe-jafe yu jigéen yi di jànkonteel ci wàllum politique. voilà mu nekkoon njàngat bi nga xamante ni indil nga ñu ko Yacine retracer un peu li nga xamante ni moom mooy peur bu jigéen ñi am ci wàllum politique ak généralement sax li ñuy dund mu nekk réalité. waaw day baax parce que frein soo ko analyser wulee rek pour nga jëmale mbir kanam day jafe c'est ce qu'on appelle un diagnostic pour permettre xam lan moo ci point faible yi. lan moo ci sooke yi pour mën a trouver ay solution ci sooke yooyu nag na may jël juste benn étude boo xam ne NDI National Democratic Institute bi nekk Washington def na ko en 2018 20% ci jigéen ñi yiy def politique mës nañ am agression sexuelle maanaam soit ñu violer leen wala ñu def leen ay attouchement wala wéet ak ñoom ci bureau am nuñ leen def menacer leen bàyyi leen ñu dem 20% la ci 80% des femmes nag ci ñi nga xam ne dañuy def politique suñ leen laajee dañuy wax ne subir nañ li nga xamante ne mooy violence psychologique donc soo seetloo violence psychologique yi moo ëpp mais suñu taxawee tuuti ci li nga xam ne mooy violence sexuelle yi li tax muy continuer di am ba tey c'est parce que surtout su ma ñëwee Sénégal day baax puisque fii la ñuy waxtaane te luy jëmale politique bi moo tax ñuy wax très souvent une femme qui a été victime de viol déjà rek soo jógee ne da ngay politique stigmatisation sociale bi pression sociale bi day jëkk a taxaw parce que fii comme on dit c'est une société patriarcale pour ñun le rôle de la femme c'est de rester à la maison c'est de gérer les enfants c'est de gérer l'éducation noonu ba tey malheureusement am na une bonne partie de la société bi xalaate noonu nga jóg génn ne da ngay dem defi politique déjà yaa ngi peut-être guddee ñëw war a dem ci région yi war a def ay élections imagine léegi nga subir si sa biir engagement boobu nga xam ne yaa ngi défier toute une société pour leur dire que je peux y aller je peux aller de l'avant je peux réussir dans la politique yow léegi ci say naataango ci say kii nga subir ci ay attouchement wala ay agression sexuelle day metti pour nga défendre lu mel noonu donc bëri na ay femmes yoo xamante ne tey toogaale nañ ak yu mel noonu malheureusement et c'est ce qui arrive quand tu subis ce genre de violence sexuelle pour nga mën a affirmer wu pour nga am assurance les sociologues les psychologues en ont fait des études day metti ces femmes là pour ñu wóolooti seen bopp
pour dëggal seen bopp ci politique bi day metti. Donc dafa constituer benn 20% boo xam tey war nañu xool yan taxawaay la ñu war a teg pour les protéger, pour leur permettre de pouvoir dénoncer sans honte, pour tax sax permettre ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi koy bëgg a def ñu renoncer ci lu demee noonu. Violence psychologique yi wax naa ko jot naa ko laal, c'est les violences sociologiques. C'est pas la place de la femme. D'habitude dañ koy jël comme genre jigéen bu frivole, noonu la ko société bi di xoole. Dans les partis politiques dañ lay intimider quand même, parce que quoi qu'on puisse ñu bañ ko ak ñu bëgg ko, on parle de masculinité positive loolu bëgg nañ ñu gën ci aspirer bu baax a baax. Mais soo duggee ci parti politique yi da ngay gis ne ay clan la, góor ñi dañuy def seen clan, jigéen ñi def seen clan, ce qui fait que day am ay intimidation, am ay menaces, ba ci violence physique bi, au-delà de violence sexuelle bi. Si élection yi passé rek gis nañ ci ay émeutes yu am ba benn xale ñàkk ci bakkanam, mu nekk yoo xam ne tey lu mel noonu tey soo ko subiree ñàkk dara ci nga xam ne sa kër la nekk, nga ñàkkee ko ci loo xam ne yow da nga bëggoon rek jàppale nit wala jëmale sa réew kanam, pour nga relever wu waat, pour nga taxawaat en tant que femme leader, pour nga jiitewaat politiquement sa département wala sa zone day metti, parce que tu as été affecté psychologiquement et physiquement et émotionnellement. Donc dafa nekk loo xam ne tey c'est les deux principales violences yi nga xamante ne détecté nañ ko, mu nekk benn frein boo xam ne sànq Marie-Louise waxoon na ko. C'est vrai, il y a cet aspect pécunier, mais il faut savoir une chose, c'est que tey ni ko jigéen ñi réussir ci association yi, ci mbootaay yi, bay cotiser ba am benn fonds bu leen di permettre ñu mën a jëm kanam, tey aussi noonu la jotee jigéen ñi dans les partis politiques commencer di réfléchir comment aussi trouver ces fonds-là de façon licite, de façon transparente, pour mën a tey fu góor taxawee ne mën naa diriger parti, war naa mën a présenter wu, mu mën a yomb ci yow. Mais fi may bàyyee peut-être professeur, parce que le débat est tellement pertinent que dafa am lenn lu ñëw sama xel. Dañuy faral di kaas di xeex waaw jigéen ñi il faut, mais je pense que combat dafa war di pertinent tamit. Est-ce que tey suñu demee ba dans un, déjà moi je suis contre le fait qu'on ait 300 et quelques partis politiques dans un petit pays de 16 millions de Sénégalais. On nous parle de 18 femmes yoo xam ne ñoo ngi diriger parti politique. Est-ce que tey lu normal si ñun suñu société avec les réalités socio-culturelles et religieuses yi nga xam ne ñun ñoo ngi koy dund, ñu dem ba dëkk boo xam ne on a le même nombre de partis politiques d'hommes que de femmes? Est-ce que su boobaa ñun en tant que li ñuy xaar aussi si jigéen nga xamante ne yàlla bind nañu quand même ñu mën a gérer pas mal de choses. On gère très bien, mais est-ce que su boobaa dinañ mën a arriver aussi à équilibrer cette société? Parce que si say wax dégg naa ne on ne peut pas aussi seulement faire que de la politique. Il y a une autre manière de le faire, il y a d'autres instances, et n'importe qui n'est pas leader, n'importe qui ne peut pas faire de la politique. Marima, yaa ngi déglu Yacine ak. waaw dafa laal point yi nga xamante ni. waaw kii Yacine point yi mu laal dafa bare te divers, te bu ci nekk pertinent, te loolu li muy wone mooy complexité société bi. Parce que li mu wax yépp li koy lié mooy li tax violence sociétale. Parce que man léegi loolu itam sama beneen chantier la. maa ngi nuyu sama doom docteur Mohamed Badji, dafa bokkoon ci kenn ki nekk ci sama assistant yi bi ma nekkee UNESCO. Dama ko doon wax toujours ne ko Mohamed, il faut qu'on essaie de sortir du saucissonnement de la violence pour essayer de l'étudier en tant que système, parce que c'est la violence sociétale qui est devenue systémique. Et c'est cette violence sociétale qui s'exprime aussi en politique. Mais c'est aussi cette violence sociétale
qui, quand elle s'exprime sur d'autres sphères, emprunte aussi la sphère politique. ba tax na bu fekkee ni da nga xool violence boobu ni muy exprimer woo ci jigéen ñi parce que damay wax toujours ne même ci concept la violence faite aux femmes et la violence basée sur le genre il y a quelque chose à creuser parce que boo nee rek violence faite aux femmes mooy da ngay ne violence bi nga xam ne dafa dal ci kaw jigéen ñi mais boo nee violence basée sur le genre